القلوب نبي إمام مصطفى أنت نور العيون أنت الأمان صلى الله عليه وسلم أنت روح القلوب نبي إمام جمعك أنت نور العيون أنت الأمان أيفات بنت أنت القلوب نبي إمام دفلني جدا في سيرها فليس طولا صلى الله عليه وسلم هذه طيبة وهذا المقام جمعك أنت نور العيون أنت الأمان صلى الله عليه وسلم أنت روح القلوب نبي إمام سأرم الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم وإمام بجلبه وأمام جرمك أنت نور العيون أنت الأمان أيفات بنت أنت القلوب نبي إمام جلد بليون زاهد والقرام فيك قرام لا إله إلا زاهد والقرام فيك قرام ci turu xalifa bi Serigne Cheikh Faty Niang ak ay rakkam ne lii ñuy door di guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu dooroon ko ca 1902 ne kon gàmm gu yàgg la ne ñu daje fi pour waxtaane lu koy yéwénal yàlla na ko yàlla mottali amiin yaa rabbal aalamiin ne yéene yi ngeen ci am yàlla na ko yàlla mottali amiin ne waa kër gi yëpp ngi fi sëriñ bi yabal leen ne xam naa dañ ca yegg su ko defee alimé présenté leen su ko defee ñu joxe ñaan ne gannaaw nag ba ñu leen sante ngeen bàyyi seen yitte yëpp ngir ki tax ñu bind ñu ñun ñëpp muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne amoon naa mag ju baax ju ñuy wax sëriñ Mansour Sy daan wax ne bu lu mel nii masaan am Tiwaawan su génnee gouverneur Thiès ñëw ak préfet ña ñu àndal ñëpp mu ne ki tax ñu daje nag su duggutoon ak moom dun ne xew bay xew kon aw xewam war nañoo jaral lu ne loolu sëriñ Mansour daana ko wax kon ñu jàng fatiha salaatul fatiha ayatul kursiyu xul wallaahu ahad teg ci falax ak naas teg ci salaatul fatiha ñu ñaan yàlla nañ ko tàmbale ci bismillaahi rahmaani rahiim mu yegg ci alhamdulillahi rabbil alamin ne mbooleem nag autorités yi fi teew kenn ku ci nekk yàlla na nga yokk ba yëg na yokk nga ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin bismillah amin na ñëpp nangu ñaan wala ali aqqa qadri miqdar asim subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
amiin yaa rabbal alamin. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo boobu li nga xam ne mooy suñu kilifa di suñu sëriñ di xalif sëriñ Cheikh Faty Niang buñ ko nuyoo mu ne xalifu Nget ba mel na ni nuyoo nañ njaboot yëpp rawatina ki nga xam ne nag moo fi nekk di suñu wasila di suñu xarit di sëriñ Ousmane Niang ak njabootam yëpp ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant am mbégte ñëw fii tey fii ci Nget pour def li nga xam te ne moom mooy comité départemental de développement jagle ko li nga xam ne moom mooy gàmmu annuel Nget te ñu koy waajal mu nekk événement bu rëy bi nga xamante ne aussi administration comme ni nga ko daan faral di defee ñëwati na tey pour waajal li nga xamante ne moom mooy événement boobu mi gannaaw bu ma la nuyoo maa ngi nuyoo yeneen chef de service yi fi nekk yeneen kilifa yi fi nekk bokk ci njaboot wi wala ñu bokk ci muxadam yi wala ñu bokk ci sëriñ yi maa ngi nuyoo également ki nga xam ne moom moo fi teewal le maire de la commune de Dara di nuyoo ñi nga xam te ne ñoom ñooy force de défense de sécurité mais également ñëpp ñi nga xam ne teew nañ ci salle bi pour bokk ak ñun jeetaay bi sama chef de protocole wax na ko sànq Suwaane maanaam li nga xam ne noonu lañ koy faral di doxale ren na xanaa ngeen xaw a seetlu ne ni mu daan demee ak ren ñu ko defee xaw na wuti tuuti parce que ci yoon bi wax nañ ma effectivement que au-delà même ci li nga xam ne moom mooy CDD bi occasion la woon pour signe bi convoqué képp bépp chef de service bu nekk ci département Linguère mu ñëw fii ñu def li nga xam ne moom mooy xiwal waaw def suñu CDD mais jóg ci aussi xiwlu yu neex loolu nag amul ren peut-être mën naa wax sama coobare la parce que man maa convoqué wul ñëpp man maa convoqué bu ngeen xoolee convocation bi convoqué mooy chef de service yi yeneen chef de service yi nga xam ne peut-être que seen soxla ñu maanaam seen intervention ci bés bi loolu moo tax man maa seppi ñi nga xam ne am nañ fi njëriñ pour ñu mën a wéyal liggéey bi ñooñu laataan pour ñu ñëw après lañ ma wax ne effectivement dañ doon occasion la woon pour signe bi saafoonte ak chef de service yi fekkee convocation bi signé nañ ko ba pare loolu mën na ci moon ñëw ci ginnaaw ma ne ko comme bay wéy na mbuus nañ ko bàyyi noonu fi yàlla bàyyi incha allah bu déwénee wala beneen jamono ñu mën ko corriger mais loolu na wax li signe bi rek loolu la bëggoon leeral pour wax ne man ci man la parce que man maa convoqué service yi nga xam ne moom laa xalaat ne bu ñëwee mën nañ fi am njëriñ fekkee nag xamu woon mais exactement que ni la daan demee donc bu loolu wéyee aussi liggéey bi moom incha allah tàmbale nañ ko tey comme ni nga ko waxee dinañ ci def li ñu mën def CDD bi déglul comité d'organisation bi mu wax nu service bu nekk ak li ñu xam ne moom la ñu soxla ci moom buñ ko waxee ba pare chef de service aussi di kaddu tontu bu ko defee loolu ñu xayma ko ci benn kayit jébal ko gouverneur de la région de Louga pour préparer li nga xam ne moom mooy CRD bi donc loolu laay amoon kaddu yu mooy ubbeete di nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne mbégte lañ am ñëw te fii ci sa wet siñ bi pour def li nga xam te ne moom mooy liggéey boobu gannaaw ñaan nañu pare dem leen di delloo kaddu gi yéen itam ngeen wéyal liggéey bi comme ça bu ko defee ñu def ko rek ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin ñu yeeweeku yow itam nga jégal ñu mën a demaat ci yeneen mbir salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim salillahuma wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain bokki jullit yi ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi wa alihi salaatu wasalaam di taasu ci barke mag ñi di leen nuyu ci turu sëriñ bi moom itam mu jële ko ci xalifa ba ak njabootu kër gi yëpp di jiital ci nuyu bi le préfet du département de Linguère ak délégation bi ko accompagné ak mbooleem membre du CDD bi di nuyu commandant du brigade
ak service yi nekk ci département bi yëpp di leen sant d'abord ci disponibilité bi ni jamono xate ngeen bàyyi seen yitte ngir ñëw teew ci CDD bi pour jàppale ñu ci gàmm gi ñu leen ciy sant bu baax gannaaw bu ñu leen sante ci turu sëriñ bi ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne taxawe woon ngeen ko ci gàmmu daaw gi ak gàmm ya ko jiitu yëpp lépp di rafet yàlla na yàlla fay leen te jëmale leen kanam di rafetlu seeni liggéey bu baax ren nag fiñ ko daan jaar it lañ koy jaaraat di ñaan mbooleem chef de service yi nga xam ne nekk nañ fi lépp lu ñu sàkku ci ñoom lañ ca man ba wax ñu ko rek ñu góorgóorlu ba matale ko ba nga xam ne bu déwénee ni préfet def am ñoo xam ne dafa leen seetee convoqué wu leen parce que daanuñu taxaw taxawaay yu am solo bu boobaa loolu bañ a am kon fi ñuy njëkkee mooy sécurité ndax ku amul jàmm doo tala def dara nit bu talee def dara rek dafa am jàmm sécurité li ñuy xaar ci ñoom bi ci njëkk mooy une semaine avant gàmmu ñu fexe ba nettoyeel ñu département bi ndax am na ñoo xam ne fu ñu dégg gàmmu rek nas nañ seeni programme nan la ñuy defee seeni mbir pour yàq fa loolu nag bu fekkee ne ñoom jiitu nañ leen ci nettoyer leen avant gàmmu xëy na su boobaa mën nañoo mucc ca loola beneen bi ci topp itam sécurité ci biir dëkk bi ci kër sëriñ si ñu jàppale ñu ci bu baax oto yi nga xam ne aussi dañuy ñëw ci gàmm gi ñu am tolérance ci dimbale leen ba ñu mën a agsi ci gàmm gi bésu gàmm gi it nit ñu daan taxawoo ci tànt beeg fu ñu leen soxlaa intervention yi ñu jóg ñu jàppale ñu ci bi ñu ci teg mooy santé ku wérul mënoo def dara waa santé daan na sëriñ bi daan na fi andi ay médecins yoo xam ne Gallo Diop bu neurologie moo leen fi daan andi ñu coordonné ak monsieur Mbaye mi nekk fii ak waa centre de santé bu Elisabeth Diouf ba nga xam ne daan nañu taxaw ba di ñu defal fii ay consultation gratuite maye fi ay garab loolu aussi ñu ngi koy sàkku ci santé dañ ko daan sàkkoo ci topp aussi sapeur pompier ñoom it daan nañu jàppale fii bu baax ba fu ñu leen soxlaa bu dee intervention la ci ñiy ñëw ci yoon wi ñu mën a jóg bu dee xew-xew ci dëkk bi yàlla tere ñu daal di jóg taxawuñu ca loolu aussi ñu ngi koy sàkku ni ñu ko daan sàkkoo bi ci topp it te benn ëpp ko solo nag mooy Sénélec monsieur Diop Jibi Diop Sénélec taxawaayam ci gàmmu Ngeet dafa mus a rafet mais dañuy ñaan mu yokk ko yokk bi nag biñ ci njëkk a taamu mooy ñu fexe ba yaatalal ñu courant bi dëkk bi am na quartier yu lëndëm am na aussi ay demande ñoo xam ne def nañ demande te amaguñ courant ñu dimbale ñu ba am satisfaction ci demande yi nga xam ne danañ ko def côté bi nga xam ne mbedd yi nga xam ne aussi dafa lëndëm amul courant ñu dimbale ñu bu ñu mënee am ay poto ba courant bi àgg fa ba ku def demande mën a am satisfaction loolu aussi ñu ngi koy sàkku ci ñoom di sàkku ci ñoom it pendant gàmmu gi lu mu néew néew 3 jours avant 3 jours après ñu bañ a am coupure loolu aussi ñu ngi koy sàkku suñ mënee am benn groupe itam boo xam ne bu yàlla dogalee coupure am wala dara ñu mën ko jëfandikoo ñu ngi koy sàkku bu baax ci waa Sénélec bi ci topp mooy ñi yor wàllu ndox SDE wala Sen'Eau seen nouveau nom ñoom tamit ñi ngi sàkku mbooleem ñi nga xam ne ay sañcaan lañ maanaam ay sañc yu bees ci dëkk bi ci amaguñ ndox moo xam ci wo jaar na fa ñu mën a xëcc wala ci wo jaaru fa ñi ngi sàkku yoon wuñ ñu mën a teg wuñ ñu mën a jaarale fexe ba ndox bañ a manqué waaye itam ñoom tamit ñu di leen ñaan
une semaine avant gàmmu et après góorgóorlu ba nga xam ne ndox du manqué ci dëkk bi duñu am coupure ñu ngi koy ñaan ci ñoom. di ci teg itam waa Eaux et Forêts monsieur Senghor maa ngi wax sëriñ bi léegi ne ñu ngi koy defal mention spéciale parce que daaw képp koo xam ne soxla nga permis pour mun a indi mat boo ñëwee ci moom ci saa si def naan la ñaata nga bëgg nga ne temps mu daal la koy defaral signé jox la loolu sëriñ bi ñu ngi la koy seedeel di ko ci sant di ko ci gërëm ndax nit itam bu defee loo xam ne lu spécial la foog nga sant ko bu baax. ñoom tamit ñi ngi sàkkuwaat ci ñoom loolu nga xam ne dañuy andi mat wala ñuy andi këriñ bu jëm si ci gàmmu Ngeet ñu jàppale ñu ci. daaw dégg ngeen tuuti bruit bu amoon ci ñi doon jóge Thiel ñu ne Eaux et Forêts bi nekk foofu dafa leen doon tere pour ñu andi matt mi. Thiel maam Góor Saane ko sanc moo ko sanc 1901 nekk fa ba ni mu jóge fii ci ndigalu yàlla ak waxtaan ak ay kilifaam ba yàlla dogal mu ñëw fii. kon nag bokk yi nekk foofu wala jël matt di ko indi fii ci dëkk bi ñu ngi ñaan nu ngeen ñu mën a jokkalee ak Eaux et Forêts bi ba yombal ko ba ñu mën a ñëw ci jàmm ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jóge feneen te di ko indi ci dëkk bi. naka noonu waa sécurité sociale loolu nag ñu sant Fall baal ma ndax daaw séentu nañ ko ba sonn mais gisuñu dara xamuñu it lu tax suñ ko mënee xam danañu dimbale ndax bu fekkee ne dañu bokk ak suñuy nawle réew mi di liggéey ci réew mi comme ni ñooñu di liggéeyee ñuy jàppale ñooñu bés boobu ñëwee bu tardé amuñu ko foog ñu laaj bëgg a xam lu tax waaye du tee ñu xam le ne daan nañ ko rafetal lool ñu daan leen ci sant di ci gërëm ñëpp di ca bége waaye daaw nag comme yàlla dogal na gisuñu ko ñu ngi ñaan ren su fekkee ne mën nañu jàppale ba loolu mun a bañ a am ñu dimbale ñu ci. naka noonu waa hydraulique ñoom tamit daan nañuy jàppale ci ay citerne ay bâche yoo xam ne dañ daan indi ndox pour dimbale ñu place yeneen yi nga xam ne dañ leen bâche nekkuñu ci biir ay kër dañuy soxla ndox ñu mën leen fa yóbbu pour mun a am ndox loolu aussi ñu ngi continuer di ko sàkku ci ñoom. naka noonu élevage daan nañu ñëw di ñu saytul jur gi di ko seet bala ñu leen a rendi loolu aussi ñu ngi koy sàkkuwaat ci ñoom niñ ko daan sàkkoo. waa service des jeunes ñoom it daan nañ fi ñëw nemmeeku dëkk bi pompe dëkk bi yëpp ci ndimbalu maire yi ñu ciy gërëm bu baax Massamba Thiam ak waa mairie de Daara ndax produit yi nga xam ne ñoom lañ daan jëfandikoo ñoom ñoo leen ko doon jox ci at yi sëriñ bee ko daan joxe bu njëkk mais ñoom bi mu ñëwee ak seen ay ñoo ne sëriñ bi dañ lay noppal ci loolu. kon loolu aussi maas ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm waaye di leen ñaan itam produit yooyu su fekkee ne mën ngeen ñu cee jàppale ba waa service du mën a pompe dëkk bi nañ ko daan defee yëpp loolu aussi ñu ngi koy sàkkuwaat. waa mairie yi itam daan nañu jàppale ci làmp yi nga xam ne dañu burle ñu jokkoo ak Senelec ba làmp yëpp ñu defaraat ko naka noonu seetal dëkk bi ak wàllu setal abal ñu ay chaise ak i taabal même ay bâche buñ ko mënee am ci ñoom ñoo ngi koy sàkku ci ñoom niñ ko daan defee ginnaaw bu ñu leen santee gërëm leen. waa service de commerce ñoom aussi daan nañ ñëw ci dëkk bi bu ñu ñëwee dugg ci magasin yi dugg ci boutique yi xool produit yi nga xam ne yàlla dafa dogal ñoom itam bu ñu masaan ñëw dugg ci dëkk yi ak magasin yi bépp produit boo xam ne fekk nañ mu yàqu ñu génne ko fi dem ci boutique yi une semaine avant contrôler ñoom tamit bépp boutique boo xam ne fekk nañ fa marchandise boo xam ne dafa périmé ñu génne ko loolu aussi ñu ngi koy sàkkuwaat ci ñoom. gannaaw loolu waa douane ñoom it douane kenn ëpp leen cër ñoom tamit ci gàmmu Ngeet ndax li tax li ñuy jëfandikoo
lu ci bari danay jóge bitim réew di ñëw ci gàmmu gi wala muy jóge ci yeneen dëkk yu sori di ñëw ci gàmmu gi te mën na ci am marchandise yoo xam ne ay nit fexe nañ ba dugal ko Sénégal xëy na te facture yi ñu war a am amuñu ko ndax léegi nga gis ñu defal la facture nga yor facture bi yaakaar ne sa facture baax na fekk quittance bi nga xam ne moom la ñu fayee de douane nekku ci ñu ñëw ba ci yoon wi douane di leen ci jàpp loolu day faral di am ci gàmm gi loolu aussi ñoo ngi ñaan douane nun ñu mën a dimbalee ak yi jóge bitim réew ak yu mën a jóge fu nekk ñu jàppale ñu ci waaw sëriñ bi nee na rawatina nag daayira yi nga xam ne dañuy jóge Mauritanie ak yiy jóge Banjul tey indaale ay marchandises yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci gàmm gi ñu ngi ñaan douane nuñ leen ko mën a yombale ñu jàppale ñu ci naka noonu waa ministère de l'intérieur kooku moom xam naa préfet laa koy jox daal nañu dimbale ci ay matériel ay chaise ak ay bâche ak yu jóge foofu nu ñu ci mën a jàppale ak taxawaay bu ñu daan taxaw rek nañ ko daan defee ñu ngi koy sàkkuwaat ci ñoom waa présidence itam daan nañu dimbale ñu ngi sàkk ci ñoom dimbal loolu naka noonu gouverneur moom tamit daan nañu jàppale ci ay permis xëy na bu ñu demee ca CRD ba danañ ko wax mais mun nañ ko wax fii déjà mu nekk ci dossier bi ba àgg daan nañu defal ay permis pour oto yi nga xam ne dañuy ñëw fii ci dëkk bi daan na taxaw itam moom gouverneur di coordonner chef de service yi pour jàppale ñu ci lépp loo xam ne dafay doxal gàmmu Ngeet ñu ngi koy sàkku ci moom ni ñu ko daan sàkkoo di ko gërëm d'abord donte le changé nañ ko nekk fi keneen a fi nekk waaye ñu di leen seedeel ne Alioune Badara Mbengue ku ñu gërëm la ndax taxawaayam bu rafet comme ni ñuy gërëmee Bamba Koné mi nga xam ne ci sababam la ñuy defee CDD bi fii ci Ngeet di ñaan itam nattangoom bi nga xam ne moo ko wuutu te daaw ca CRD ba mu commencé ànd ak ñun ci liggéey bi te rafetal ko moom itam ñi ngi koy sant di ko gërëm te di ko ñaan mu continuer liggéey bi dañ ko daan defee su boobu passé wàllu communication aussi journalistes yi rajo yi télévision yi ñoom tamit nit ñu daan jàppale ci gàmm gi ku nekk foo mun a jàpp rek ba gàmm gi dox ñu ngi koy sàkku ci yow defe naa su fekkee ne am na lu ma fàtte xëy na Souleymane dina ci àgg moom mi nga xam ne ñoo bokk wàllu organisation bi d'abord di sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp su fekkee ne juum naa ci kàddu yi ngeen jéggal ñu yàlla nañu yàlla defal jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yëpp di siyaare mboolem ku fi ne di si jiital suñu mag suñu imaam sëriñ Cheikh Daado sëriñ Alaaji ak mboolem kilifa yi fi nekk yëpp yal na yàlla may ñu tàmbalee ko si bismillahi rahmaani rahim àggalee ko si alhamdulilah rabbil alamin comme niñ ko yàlla daan mayee préfet ñu ngi lay sant bu baax si taxawaay yi di ñaan yàlla yéene bi nga am si mbir mi yëpp yàlla mottalil la ko comme ni la ko sëriñ bi ñaan la ko autorité yëpp mu doon tam avancement ñeel leen yéen chef de service fi teew yëpp mu mel ne sëñ Alioune tënk na lépp point bi nga xam ne daaw ñu ngi ko doon fàttali rek te autorité taxawoon nañ si moom la ñu dëkk rek di fàttali daay man te mooy ñi nga xam ne ñoo yore sécurité bi di teel a dikk sa tente ba ndax dafa am année yoo xam ne balaa autorité yi ñëw di ceinture tente bi rek 17 heures jot te booba dina fekk ñu bari tàmbali def forcing jëm a dugg si biir mais daaw dimbal nañu ba avant 16 heures ñu doon ñëw ñëpp ñëw nañu ndax léeg-léeg soo leen daan woo dañ naan añaguñu amaguñu temps pour mën a libérer wu ñëw mais mel ne daaw problème boobu rek la woon na ñu ngi ñaan aussi ren mu demewaat noonu mu demee woon su ko defee rek li si des amuñu si benn problème incha allah su ko defee kon yàlla may ñu àggale lépp barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. ne comme ni mu ko defee woon daaw fii àndoon ak suñu mag ju baax ñoom ñoo ànd daaw bi ñu ñëw fi muy alxaaji Assañang nga xam ne taxawaayam moom kenn la ciw ko ci gàmm gi ne lu ñuy wéetal la nag
ne gannaaw nag bi ñu wétalikoo yàlla ne di ñaan nag ci mbooloo mi balay préfet jël kàddoom ne da doon ñaan nag sëriñ bi rek mu joxal ko ñaan mu delloo préfet kàddu gi ne suñ ko masaan def mook ñun ñooy bokk toog fii waaye benn kàddu rek lay wax ñi ngi lay ñaanal yow Alaaji Ousmane dëgg la nin fa ba lépp teg ko sa loxo noonu la ñu lépp doye ne dañoo ñëw rek wettile la ñun amun fi kàddu ne noonu la ko daan waxe ca tànt ba noonu la ko daa waxit fii ne kon su ko defee rek xanaa suñu bàyyi xaaj seenu cheikh joxe ñaan bismillah. di nuyu préfet ak autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci biir jataay bi yëpp autorités yi mu ànd ak yëpp ci biir jataay bi mi ngi leen di nuyu di ñaan yàlla na jataay bi doon jataay bi yiw kese leneen bañ cee rax mu doon yàllay kese yàlla na ko yàlla def kon ñu ñaanal ki nga xam ne moom mooy way jiitu ji muy Serigne Cheikh Assa Niang di ñaan yàlla na yàlla leeral kanamam waaye lewatal ginnaawam kon ñu def astaghfirullah ñetti yoon def fukki xul wallaahu ak benn bu ne ànd ak bismillaahi rahmaani rahim yéene ko ak mbooleem ña fa tëdd na yàlla leeral seen kanam ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam astaghfirullah ñetti yoon fukki xullu ak benn bu ne ànd ak bismillaahi rahmaani rahim اللهم اغفر له وارحمه وانصر النور على قومه اللهم جعل الآد عن جنبه اللهم أدخله جنة الفردوس مع الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء والمرسلين ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Serigne Cheikh Assa Niang mu nekkoon nett bu daloon waa Nget mais ndogalu yàlla la woon koy ñaanal bu baax yal na ko yàlla yërëm effectivement donc def nañ le tour de l'ensemble des préoccupations concernant les chefs de service yëpp je pense que doyen lim nga leen chef de service bu nekk wax nga li nga xamante ne moom ngay xaar moom la comité d'organisation xaar ci moom léegi nag dañ koy jaaraat point par point chef de service bu nekk day jël kaddu tontu li nga xam te ne moom nga leen jébal buñ tontoo ba pare bu fekkee comité d'organisation dem am lim ci yokk mu yokk ko ci bu ko amul ñu continuer ci beneen point donc loolu la bëggoon leeral rek donc léegi dañuy tàmbale ci sécurité. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewaay bi bon ñun ñi nga xam ne nag ñoo yor wàllu sécurité bi. Pour ne pas mobiliser la parole may attaquer rek question yi nga xam ne moom la préfet jotali concernant l'assainissement de la ville kooku moom defe naa ne ñu ngi ci temps yi yëpp ci lañ nekk presque guddi ak bëccëg ñu ngi organiser des patrouilles au niveau de Dara même dans les villages environnants kooku moom defe naa ne ak insécurité bi nga xam ne moo xew ci réew mi moom kooku moom defe naa ne peut-être gàmmu gi dañ ciy fekk mais dinañ ko gën a accentuer aussi ci secteur bi nga xam ne mooy Nget bi nga xam ne fi la gàmmu gi war a amee. beneen point bi mooy problème mu pèlerin yi jël yi ñëw fii kooku moom defe naa ne chaque année c'est la même chose dinañ accorder une large tolérance mais aussi
ñu wax ak comité d'organisation bi ñu ñaax chauffeurs yi nga xam ne ñooy yàpp pèlerins yi di leen indi parce que am na loo xam ne aussi accident yi bëri na te loolu ñëpp li koy waral mooy des fois surnombre de passagers ou bien marchandises ou bien quelque chose comportement chauffeur yi la parce que accident yi yëpp loxol chauffeur yi mu ngi ci ak oto yi kooku moom bon pour problème le jour de la manifestation pour nit ñi nga xam ne ci tente bi je pense que bu fekkee comité d'organisation bi dañu nekk en rapport avec le responsable des forces de sécurité de problème du ci am maanaam ni ngeen ko bëggee daal bu ngeen ñu ko waxee ñun dinañ def le maximum taxaw ci ba nga xam ne du am benn réeroo li indi problème réeroo yëpp mooy mu am benn malentendu entre comité d'organisation bi ak ñi yor force de sécurité bi parce que ay affaire añ ak yooyu moom defe naa ne warul tax suñu liggéey tardé waaw je pense que ci domaine boobu moom amul benn problème te defe naa ne ñetti points yooyu lañ soulevé woon mais baax na aussi ñu xam parce que man maa ngi fiy soog a fekkee CDD ma xam aussi maanaam li ngeen soxla ci ñi nga xam ne pour encadrer manifestation bi maanaam nombre de forces de sécurité bu ngeen soxla pour ñu mën aussi ñun aussi dañuy demander parce que du brigade bi moo koy assurer un renfort mooy ñëw donc bu ñu mënoon a xam di ngeen soxla ban nombre de forces de sécurité bi ngeen soxla pour ñu mën a envoyer le message avant tout pour ñu mën ñu envoyer le renfort bi nga xam ne mooy mën a taxawu bés bi waaw defe naa ne leneen daal lu ci am comité d'organisation bi mu ngi fii ñun ñu ngi fii bu ñu nekkee en collaboration rek lépp dina jaar yoon incha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. jërëjëf CB donc wax nga ko léegi dañuy dellu comité d'organisation bi bu fekkee ñoom am nañu idée. am na benn réunion boo xam ne chaque année 2 jours avant gàmmu dañ koy def ak ñoom fii ci kër sëriñ bi ci lañ leen doon jox programme bi nga xam ne moom lañ soxla yëpp même plan de circulation bi ni ñu ko bëggee ci dëkk bi ak ci sortie yeeg yëpp dañ ci daan def waxtaan fii mais effectif bi moom xam naa bu ñu demee daal bu ñu amee ba 40 dina baax yaakaar nañ ko parce que dafa bëri am na fi benn année am nañ 60 benn année boo xam ne 60 la ñu joxoon parce que non loolu 100 éléments yi ëpp na bu ñu amee daal 40 à 60 éléments doy na sëkk ndax kër sëriñ si fu ci nekk ñaar lañ fa daan yóbbu fii nag moom daan na am nombre bu bari bu fi nekk ci kër sëriñ bi loolu bu ñu àggee incha allah ci réunion bi ak ci CRD bi xëy na lu ci manqué rek danañ ko mottali foofu incha allah jërëjëf. nuyu képp ku fi teew préfet ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu maanaam délégation bi nga àndal yépp di leen dalal jàmm bu baax a di ñaan également lii nga xamante ni sumb nga ko muy sa première organisation CDD Gamou Nguet yàlla defal la ci succès kese yàlla defal la ci ay ndam yu gën a kawe sa njort may ñu ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko bu déwénee boo fiy toogaat nga toog ci toogin wu nga xamante ni da nga siggi xool ñëpp parce que li nga diggee woon ak sëriñ bi maanaam nga matal ko matalin wu nga xamante ni romb na sa bëgg-bëgg donc ci li sëriñ bi wax sëriñ Aliou mi nga xamante ni moo yore organisation bi li ma ciy mottali ci wàllu sécurité mooy maanaam ni mu ko waxee ku yokkul da ngaa wàññi daaw bu fekkente ni amoon nañ 20 ba 30 mën nañ koo yokk maanaam ren ba 60 ba 70 maintenant ci wàllu sécurité boobu aussi am na lu ma xamante ni bëgg naa ko ci compléter moo ne maanaam ñu créer au moins des postes avancés yooyu daan nañu permettre wax dëgg yàlla ñu soulager nit ñi ci wàllu accident yi nga xamante ni moom la CB di junj léegi maintenant ci wàllu sécurité boobu aussi am na lu nga xamante ni dafa takk ci wàllu AGEROUTE takk ci wàllu sécurité
mooy maanaam ay ralentisseur ay doodaan fii depuis des années ñi ngi koy solliciter mais yàlla def na loolu antoogul ba tey loolu buñ ci mënee dimbali nit ñi wax dëgg yàlla dana am lu nga xamante ni dana ko gàllankoor daal maanaam dana gàllankoor ay ndokk yu demee noonu donc ci wàllu sécurité également comme ni ko sëñ Aliou waxee il faudra tenir rapidement wala à la veille du gàmmu une réunion technique parce que loolu seen xam-xam la ñun du suñu xam-xam le bandi moom wala keneen li muy def apprécier quelques critères yu nga xam ci lay sukkandiku pour def li mu bëgg a def ki nga xam dafay fab ki nga xamante dafa nar leneen ki nga xam dafa nar leneen loolu seen jumtukaay la yéen a ko xam seen liggéey la maintenant li ñu xam rek mooy ñun bëgg-bëgg bi nag mooy assurer sécurité fii ci kër sëriñ bi assurer sécurité ci gàmmu gi assurer sécurité ci dëkk assurer ko ba daara ba lu jiitu daara parce que loolu lépp dafay laxasu maanaam ci mbiru gàmmu gi donc daal ci gàttal ci wàllu sécurité loolu laa ci bëggoon a indi leneen li nga xamante ne également laal na sécurité mooy affaire u sapeur pompier ñoom daan nañ ñëw non seulement daan nañ def appel à d'autres éléments mais indaale également seen oto parce que souvent dañuy poser problème ni ñoom benn ambulance la am duñ ko mën a mettre en place donc buñ ko defee seen yeneen activités yi day souffrir donc loolu yëpp buñ ko dëxëñee lépp lu mën a def mu yokkute bu fekkee seen ambulance dañ koy indi wala ñu def appel à d'autres éléments qui viendront de Louga vraiment dana tax mbir mi gën a rafet dana tax liñ ci yéene mu sotti en attendant que ñu dugg ci yeneen points yi loolu daal laa bëggoon a yokk ci wàllu sécurité di leen sant bu baax di leen gërëm parce que lépp lu nga xamante ni toogoon nañ fii daa wax ko matale nañ ko ba mat sëkk wax dëgg yàlla merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di jiital su nuyu bi sëriñ bi xam naa ni wax ji du gudd ndax xam naa luñ fi indi woon daaw daana indi personnel bu ko ëpp lenn rek laa bëgg a souligner mooy kii xaw na ko procès tuuti honoré mooy problème mu ambulance benn ambulance lu nu am c'est pour le département de Linguère comme ni ngeen ko waxee dana am consultation gratuite mooy poste médical avancé dana am fii léegi poste médical avancé bi bu dee am na une ambulance personnel bu may indi du ñuy équiper ambulance bi en personnel nga xam ni si toutefois ñaan nu ko yàlla ba accident amee ci environnement bi côté yi comme pèlerin yi ñëw ak yi demee noonu ñaan nu ko yàlla bu ko defee ni mën a intervenir à temps ndax ambulance bi pour mu jógee Linguère di ñëw bu fii bon ça va prendre du temps loolu mooy loo xam ne moom buñ ko amoon bu nu mënoon am ambulance moom dana baax xaw ma ndegam district bi médecin chef bu ne au niveau de Daara dënn mën a abal ambulance nu teg fi man moom personnel bi li ma indi woon daaw dinaa indi double bi incha allah loolu laa amoon lu may wax asalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi jégalu ci surtout ci retard bi day fekk ni dafa am ñoo xam ne dañuy ci teel ñëw bureau ba di ma xaar looloo waral ma yéex a génn quoi maa ngi jégalu bu baax la kaddu yi du bare mais kaddu engagement la beneen bi mooy pour assurer leen aussi laa ci daal kaddu engagement yi mooy daaw heure bii laa ñëwoon fii juste avant gàmm gi laa agsi man ak suma xarit suma doomu ndey honoré nu waroon permettre je l'ai dit que ni kaay wéttali ma nga gungee ma wan ma yoon wi ma xam dëkk bi lan la laaj donc tey dootuma gan tey xam naa gàmmu gi ndax natt naa ko daaw fekkee naa ko donc mooy assurance bu may wax la beneen bi moo di yàlla def na daal am nañu ñaari source yoo xam ni tax na ñu gën a wóolu suñu bopp ndax tey préfet xam na ni Louga joxatuñu courant Touba moo ñuy jox courant te ñëpp xam na ni courant bu jógee bi Touba moo ñu gënaloon fuuf bu jógee bi Louga donc tey si tey benn bu si taxaw rek sa morom day dem ci saa si groupe électrogène je crois que ni du man maa koy indi wala man maa koy wax sax mais loolu lu fi sax la quoi
lu ñuy mën a assurer mooy personnel bu ko nar a surveiller kooku moom c'est sûr que ni ñun daan ko ci teg bu mu mat ko incha allah. problème éclairage duñ siy liggéey ak mairie comme na ma ko fekkee woon daaw am na loo xam ni nun la am na loo xam ni mairie la mais nun lépp suñu loxo lay tegu te kooku engagé wu nañu pour defar ko comme na ngeen ko bëggee incha allah wala weesu seen njort quoi. beneen bi wax nga nu pour branchement kër yi kooku moom soxlul nit ñi di xaar ba gàmmu ga parce que bu ñu xaaree bu mu gën a jegee day gën a metti ci noonu ku ko bëgg suba mën na commencer parce que ñun tous les jours à 8 heures clients yi du leen di visiter ku ñëw 8 heures avant 9 heures dana fekk visiter nun la ba nga dem sa dellu sa kër nga xam la ngay defaraat wala lu lay jox donc foofu moom ku tardé yaa fa tardé sa bopp quoi incha allah kooku moom waa dëkk bi seede nañu ni nun du ngi leen di taxu foofu quoi kooku problème amu fa quoi. je pense que ni yii moo doon problème xëy na yu si ëppoon solo yéen fi waxoon mais daal engagé wu nañu maag suma équipe pour def lu weesu lu nu defoon daaw merci préfet. ne dafa am kër yu nekk fële ci gannaaw ne ca booru Cheikh ñak ñoom bu alaaj baaba ne mbedd yooyu moom dafa lëndëm te amuñ sax nag fu ñu mën a xëcc courant ne soo amee jot rek nga ñëw fi wala nga yónnee fi nga xool nooy def ba foofa moom am ay poto ne loolu rek la ciy doon ne bayaliw bismillah ne loolu la doon dolli rek ci lu bayaliw wax ndax côté boobu dafa lëndëm dafa jàll ba gannaaw kër Ousmane Thiam borom dëkk ne looloo tax nag sëriñ bi ne looloo tax Jóob mu bëgg nga ñëw xool ko ne li honoré wax nag moom Masamba ciy tontu xam na ndax waxoon na ko fii daaw na ko ni ko seen trottoir bi moom da ngeen a ñëw buy jub Ngeet rek bàyyi ko te Ngeet nee ngeen ci commune bi la bokk àggul fa Ngeet yam ne lamp yi dafa ñëw ba tolloog fii àggul fa Ngeet yam ne donte nag lañ ñuy wax mooy dañ ñoo sédd ne ba tey da ngeen ñaanal ñu ne leen séddoo rek séddaat ñu jërëjëf kon maas pour affaire extension yi ak branchement. voilà. Sen'Eau léegi tuutuñu SDE Sen'Eau lañ tudd branchement ak extension moom Sen'Eau amu ko état du Sénégal moo koy maye loolu moom préfet xam na ko te sëñ bi tam xam na ko. daaw bi ñuy ñaanee amoon nañ 4 kilomètres 200 yoo xam ne tegoon nañ ko ak 60 branchement social ak ñaari point d'eau léegi keroog semaine passée il y a 15 jours jaaroon naa si sëñ bi ba ñu waxtaan noonu am na lu ñu waxoon ne nañ ko def pour même sax bu ñu amoon li ñu amoon daaw au moins dañu amaat ay branchement ak ay extension ak point d'eau yi. léegi pour affaire ndox mi manqué xam ngeen fii tuyaux yi ni mu tëddee la dëkk bi temps yi yàggee bi ñu fii tuyaux yu ndaw moo fi ñëwoon mooy tuyau diamètre 63 ak 90 léegi depuis daaw defal naa benn projet boo xam ne dañuy jëlee tuyau bu mag bi jëm hôpital 160 mu ñëw ba ci dëkk bi pour renforcer dëkk bi mais xam nga ne ñëpp xam nañu diggante daaw ak ren affaire SDE dafa xawoon a compliqué contrat bi leerul woon léegi nag 1er janvier la Sen'Eau ñëw. loolu dinaa ko defaraat yónneewaat ko pour bala xam naa ne balaa déwén au moins tuyau bu mag bi jógee hôpital di ñëw ba fii nga xam sax ndox dootu manqué parce que foo xam ni ay nit ñu bëri junni nit ñoo fi dayee bu nekkee jour gàmm day xaw a jafe pour ndox am fépp surtout ñi nga xam ne day am kër boo xam ne dafa nekk étage loolu moom defar naa projet bi fin passé yónneewaat naa ko dinaa relancer waat préfet tamit su ma nee itam appuyer SONES parce que loolu SONES moo koy def du xam nga affaire bi ni mu tëddee dafa mel ni nga am sa kër luyee ko Sen'Eau ti nga ko luyee kër rek lii mooy affaire matériel yeeg usinier yi loolu état moo koy defar état nag moo war a def loolu ba pare mais ñun li ñu def mooy bind projet jox ko ni ko Nget lii la soxla léegi bi loolu weesoo bëgg naa ñëwaat ci affaire branchement yi ñi ngi koy faye parce que loolu daaw dafa indiwoon coow ba man sax au niveau régional woo nañ ma dama ci laaj te loolu bëgguma mu amaat tant plus que amaat nañ ñoo xam ne dañoo bees
branchement ñi ngi koy amee social branchement social pour nga am ko foog tuyau bi romb sa buntu kër léegi diggante buntu kër gi ak tuyau bi wala dafa set 30 mètres loolu foog nit ñi xam ko loolu nekkul man maa ko tëral nguur moo ko tëral du SD du Sen'Eau moo ko tëral état du Sénégal moo ko tëral nii branchement nii lay doxee bépp kër bu am benn compteur mun a am beneen compteur loolu foog nit ñi xam ko bu fekkee ni loolu foog nit ñi xam ko loolu du ci man parfois nit ñi dañuy ñëw di ma ko reproché loolu man tëraluma ko état du Sénégal moo ko tëralee noonu te nii boo xasee am benn compteur soo bëggee am beneen compteur ci branchement social mënul nekk foo xam ni dara nekku fa mënul am compteur foo xam ne terrain nii mënul am compteur te en plus le branchement il est individuel nit ki moo war a ñëw boppam Sen'Eau mu signé contrat parce que branchement contrat la boo signé boo xam ne da nga ko seq ak Sen'Eau waroo ko jox nit parce que loolu moo indi coow ren moom loolu dañu ma cee bind lettre daaw te ma cee woo sëñ bi daaw woo wax naa ko ba ñu waxtaan ci képp koo xam ne da ngaa am branchement ci gàmmu gi yaay ñëwal sa bopp SD nga fayal sa bopp nga signé contrat bi loolu moom sincèrement bëggoon naa sëñ bi gën cee feddale nit ñi xam ko ni xaalis warul dem ci keneen mu koy fay dossier nag mën naa ñëw fii léegi bu ñu demee nag bañ war a fay ma woo ki nga xam ne moo war a fay mu ñëw fay mu xam ni nangam lañ ko fayeeku comme ça du am coow loolu bëggoon naa nit ñi xam ko pour ne pas être long yaakaar naa loolu laa bëggoon wax te maa ngi gërëm sëñ bi te xam naa ni branchement yombul nget li fi dugg daaw ci extension am na ñu bëri ñu ko bëgg man yàgg naa SD loolu caaxaan amu ko kon loolu maa ngi ko ci gërëm di ko ci feddali bu baax a baax te xam ne branchement yi li ci ëpp demul nget li ci ëpp biir daara ngay dem xam nga 4 kilomètres 200 nekkul caaxaan loolu moom maa ngi ko ci gërëm xam naa ne loxoom la bu doon ñu kese du sotti te maa ngi koy ñaan fa mu jaaroon daaw mu jaaraat fa bu mu am tam lu toll noonu ñu am lu xaw a jégal loolu xam naa nag du yomb waaw merci. man du ma gudd ci ñaari points yi ma bëgg a wax mooy problème matt bi ak citerne bi déggoon naa leen fii ngeen wax affaire citerne et je pensais que peut-être waa hydraulique ngeen adressé te d'habitude eaux et forêts moo koy gérer parce que man jéemoon na waxtaan ak chef secteur ci côté kii bi citerne bi parce que ñun fii amuñu citerne pour en cas boo leen ko sollicité ma am lu may wax ci citerne bi ci côté ndox bi citerne bi parce que on sait jamais ndox mun na ko fi à tout moment bon jéemoon na waxtaan ak moom balaa may ñëw nee na ma boo leen ko buggee il faut se rapprocher mooy le comité d'organisation mu rapproché wu chef secteur Linguère ñi xam la ñuy kii pour ba ñu am citerne bi yaakaar na loolu du doon problème côté kii bi matt bi tamit concernant les permis il y aura pas de problème bu ñu yokkul di ñu wàññi et aussi suma papa jëlee jéemoon na wax ci côté kii Thiel mooy agent bu nekk foofu dinaa def tout pour ma woo ko jéem ko expliquer pour mu bàyyi leen ngeen ut seen mat waaw loolu laa amoon pour wax wasalaam. Faye mi nga xam ne moom aussi dafa am forage yu panne ci Touba Linguère ak fële Carñi mu ne ma amuñu problème incha allah am nañu benn citerne nekk na fi Linguère am benn citerne bu nekk Louga bu fekkee buñ ci boole waa sapeur waa ça dépend comité d'organisation bi lépp ci citerne 3 citernes en tout cas mën nañu ko mobiliser ak bâche yi moom waxuma ko mais en tout cas mën naa ko noter donc citernes yi incha allah bu ñu fi demee les citernes seront disponibles donc bu ñu demee aussi Louga ñu traité waa dëkk foofu comité bi bu fekkee am ngeen li ngeen ci yokk. réunion bi donc ñun duñuy engagé wu comme ni ñu ko daan defee rek ñu defee que parce que daawoon nañ fi nekk un jour avant le gàmmu ak jouru gàmmu bi daaw le premier jour inspecté nañu 12 nag ak benn giléem deuxième jour bi inspecté nañu fii 13 nag donc ñëw nañ fii mais lenn rek moo doon suñuy problème mooy bu ñu ñëwee parce que duñuy ñëw dem kër Serigne si dem kër chef de village bi mais duñu bëggoon
comité d'organisation bi recevoir ñu wax ñu ñoom nu ñu ko bëggee ñu dem fekk leen fu ñu nekk defee leen ko nu ñu ko bëggee wala nu mu mënoo parce que ndawal bi moom lu ci am solo mooy nga gis nag bi avant muy ndawal gi avant muy ñu koy liggéey bu ñu ko liggéeyee ba pare itam ñu gis que observation yi ñu ci mën a def ñu def ko ci. beneen bi aussi itam même koo xam ne liggéey na nag boo xam ne vétérinaire bi gisu ko bu ci gisee lu koy jaaxal daañu fi bàyyi suñuy numéro ak suñuy correspondance mu woo ñu daañu mën a ñëw aussitôt xool lu ko jaaxale lu mu doon su fekkee amul benn problème ñu wax ko amul problème su amee benn problème ñu wax ko. beneen bi aussi dañuy ñaan aussi que ngeen informer wala ngeen yéglu bu baax par exemple nag yi nga xam ne ñu ngi leen di jënd wala ñu ngi leen am yéene liggéey leen ci biir gàmmu gi ñu mettre leen hors traitement maanaam nag boo xam ne bi mi ngi nekk ci traitement maanaam defal nañ ko garab ñu bañ ko présenter pour ci gàmmu gi pour ñu koy liggéey parce que am naa yenn garab yoo xam ni il faut nga xaar délai d'attente bi pour nga mën a lekk yàpp bi il faut nga xaar délai d'attente aussi pour nga mën a naan soow mi donc képp koo xam ne yéen a ngiy jëndanteen man ngeen ko laaj aussi itam ni que nag wii kat ndax am na benn yoon traitement ci weer wi wala déet parce que gën jaa tuuti daal weer moo gën a baax pour que nag bi bañ a nekk ci traitement. beneen bi aussi mooy ganaar yi parce que fii dëkku Ñangeen la lu ñu bëgg la te ganaar yi nu ñuy seetlu ganaar boo xam ni génnee nañ ko ci frigo ba pare bé boo ñu lekk ko rek bañ ko delloowaat ci frigo parce que boo ko génnee ci frigo décongelé ko ba pare boo ko delloowaat ci frigo bi même su congelé itam day tax permettre micro-organismes yi continuer di multiplier wu donc c'est pas conseillé c'est déconseillé nga décongelé ndawal ak bu mu mënti doon ba pare delloowaat ko ci frigo bi kooku itam suñ ko mënee itam nañ ko jéem a moytu bu baax yeneen conservé yi mooy yoo xam ni d'origine animale la yooyu itam boo leen bépp conserve boo leen ci gis je crois que waa service d'hygiène ñu ngi fi bépp conserve boo leen ci gis mu xaw a gond leen am leen njort bu ñaaw ci conserve boobu donc loolu itam maa ngi ko doon bàyyi kii léegi ñun le chef de poste de Daara ak man mi daañ fi nekk ñaari jours yooyu bés un jour avant le gàmmu ak un jour après le gàmmu donc vraiment on est disposé pour liggéey ak loolu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ko. li ñu defaral di def nag ci gàmm yi yëpp moom bu ñuy dem mairie moo ñuy jox produit bi ñuy désinfecté lieux yi même saupoudrage bi danañ am poudre bu ñu def ci ngoor guddi gi ñu def ko loolu nag bu ñu koy def dañuy am communiqué boo xam dañ koy def pour que population bi xam poudre bi bala ñu koy jël temps bi ñu koy jël lépp luy ndab lépp lu ñuy lekk dañ koy muur ëpp ko ñu mën ko def même désinfectation bu ñu koy def it dañuy leen di wax ne fépp foo xam ne lekk dafa nekk nañ ko tëj ba mu baax ñu door koy commencer def mais duñ ko def di ubbi magasin yi wala di ubbi seen ndab yi muy lii du ci mën a amit léegi su kilifa gi ñëwee dina mën a mottaliwaat li ci des ñoo xam ndax ndaw laa duñu yebal rek ci kii bi. di wax ne mu ngi leen di sant aussi parce que xam na ne gàmmu gi ci la bokk waaye moom it boole ngeen ko ci. je pense que domaine d'intervention yi ñu daan def moo doon éclairage public bi mooy désinfection wu dëkk bi waaye aussi nettoyer ko bu événement bi di jub yooyu disposition defe naa ne féete na boor éclairage public bi mu ngi fonctionner am na luñ ci war a corriger peut-être léegi rek Alaaji May mooy wax ne alimentation automatique bi dafa am ay jafe-jafe je pense que dinañ ci jël disposition yi beneen bi mooy désinfection bi diñ daan def service d'hygiène exprimer besoin bi produit bi mu ngi sur place déjà am na bu ca tollee rek mu teel ñu ko wax te ñu noppal sëriñ bi également li ñu soxla nañ ñu ko wax parce que léegi-léegi da daan am ay tuuti jafe-jafe sous-estimer li ñu soxla ñëw ba fii di laajaat produit gënaluñu defantu daal bëgguñu ko ci beneen bi mooy wàllu ordures yi boobu aussi dinañ jël disposition yi ci war
daaw bi ñu fiy daje je pense que posé woon nañ comme ni ñu posé problème mu ndox mi sëriñ bi tegoon na ci ne daara dafa mel ni ci rond-point ba la yam bu hôpital ba éclairage public bi ñëwul trottoir yi ñëwul ñu xamaloon ko ne ko am na ci lool moom maîtriser wuñ ko liggéey AGEROUTE la bu mu doon def maire jëloon engagement ne lépp lu mu mun dina ko def ba diggante Ngeet ak daara danañ ko éclairer ba sécurité bi gën a dox au-delà de gàmmu gi nit ñi duñ fiy jóg guddi dañuy baagante dem ak dikk ci kàttanu yàlla ANER ñëw ak ay lampadaire ñu amoon yéene def de dalee rond-point ba pas ba rond-point bële mais au moins dem ba ci usine soow bi amoon yéene def li wër jumaa ji ak artère bi jógee ci jumaa ji ba rejoindre grande mosquée bi ñu exprimer besoin bi waaye yàlla aussi dogal liñ ci amoon liñ mënoon a satisfaire ñu jàpp ne moo gënoon na urgente mooy moo doon rond-point ba usine soow bi ci diggante bi Senelec def extension bi parce que pose lampadaire solaire yi xam nga dafa amoon ay critères fépp foo xam ne nii am na lampe dañ koy éviter parce que sabab bi moo doon fu amul lampe lañ koy def bi ñu ñëwee ñu installé extension bu bees bi amoon na ay LED yu bees yu ñu fa installé ANER ne yooyu du ko mën a jël beneen bi moo doon problème mu mbedd mi ak jumaa ji loolu aussi am nañ ci yaakaar parce que ñun besoin bi ñu exprimé woon ëppoon na junni ay lampe mais juróomi téeméer la ñu jot barki démb ajjuma ci guddi lañ fi ñëw réceptionné ko ak ANER dig nañ ñu pour bu ñëwee ñu jël en compte loolu nga xam ne amoon nañ yéene bi donc foofu lañ toll ci lampadaire solaire yi ci wàllu ndox mi je parle sous le contrôle de Sen'Eau mairie bi ak li sëriñ bi def jaare ko ci SONES am na extension boo xam ne aussi mairie def na ko mu laal surtout sancaan yi fële ba def nañ fa sax borne fontaine pour alléger population yi boo jegee tali bi xam naa après dinañ jéem a xool parce que ñaa waxoon nañu pour que ñu réceptionner ko mettre en service incha allah balaa gàmm ko foofu dina soulager ci wàllu extension courant bi ci Ngeet mairie def na ci ñaari intervention je pense que réceptionné ngeen ko semaine yee ñu génn benn bi mu ngi dalee ci kër alaaji nangu jëm ci sancaan yële benn bi mu ngi dalee wetu kër alaaji loo wër ginnaaw kër Mor Sall pour alimenter ñi dëkk wetu yoonu ci la Ada Kumba defe naa mu ngi fi mairie bi prévoir na 24 millions ci budget am pour yokk extension bi def nañ étude bi côté bële liñ ci am bariwul waaye danañ ko ci jéem a def pour que li wër ginnaaw kër Mor Sall Mor Tall côté boobu ñu xool nan lañ ci intervenir ci wàllu éclairage bi également xam naa jot amul mais doon nañ ci waxtaan ci route nationale bi pour ñu xool nan lañ koy corriger jóoba ngi nii ba yaakaar nañ ne buñ koy corriger am na ci zone yoo xam ne fépp fu am poto incha allah dinañ fa jéem a def lampe le temps que ñu mën a réaliser loolu. loolu defe naa la ñu waroon a yëkkati ci wàllu organisation bi ci wàllu municipalité bi di wax ne mairie toujours mu ngi à disposition pour bépp interpellation boo xam ne nii yaakaar nañ ko wax dëgg yàlla ñu taxaw ci. di sant sëriñ bi sëriñ Aliou mii nga ñuy booleel parce que disponibilité am wax dëgg yàlla heure bu ñu ko soxlaa rek ak nu mu waree rek ànd nañ ci ak ñun ba amuñ ci benn jafe-jafe. beneen bi ku bokk ci organisation mooy wax boobu mairie mi summi naa ko monsieur le préfet gàmmu ren bi maa ngi koy wax sëñ Alaaji léegi dafa am particularité le 21 lañ ko jàpp bés boobu mooy anniversaire u Alaaji Baara Touba bët set di Kazu Rajab le 21 mars le 22 mooy màggalu Kazu Rajab am na ci service yoo xam ne nii amul suffisance doyul ci département bi dañ ko daan jéggi ci région bi service d'hygiène ñu nga ne benn élément xaw ma ñaar ñoo fi nekk amuñ moto pompe dañ ko daan jëli Louga di jëli sax brigade bu Daaru Musi
bu tombee Kazu Rajab te teeluñu jóg mën na nekk jafe-jafe parce que Kazu Rajab dafa am benn dimension. lu wàllu sécurité bi également noonu la daan demee defe naa ne xawma à Linguère caserne bi fi nekk escadron bi ñu éléments yi toll mais je pense que buñ ci jëlul ay garde aussi mun na nekk tolof je pense que ñu attirer ci seen attention pour que ñu teel a jëlee devant régler problème bi bala ñuy dem ba na kët na jonn muy xaw a indi problème. beneen bi mooy wàllu CSA xam naa di nga ci ñëw waaye waxoon nañ ko sa bureau daañ ko wax dafa mel ni CSA moom département Linguère bokkutu ci CSA mooy ñuy joxe ceeb bi dafa mel ni département Linguère bokku ci xam naa ne ca gouverneur lay gën a dañ la ko wax bu ñu demee CRD aussi on va poser le problème loolu daal moo ci doon suñu intervention. Je pense que bu fekkee am na leneen lu ci deseleer ñu ñaan yàlla àgg ci jàmm ñu ko daan doxalee ñu doxalee ko donc sëriñ bi monsieur le préfet loolu lañ ci amoon lu ñuy wax jërëjëf. tay balaa leen di dalal waaw maire Thiamène la bokk arrondissement Sagata xam naa sous préfet nekku fi waaye daanaa wax toujours ci yoon bi pour ñu dimbale ñu defar ko demoon nañ ba wax ne dañ ko ñuulal ba yónni fa sax ay nit bu dul benn ci kanam Honoré Tall boobu la ba natt ko ay yoon ba góornóor ci boppam woo ma ne ma pare na daañ ko defar maa ngi la koy fàttali préfet. beneen bi mooy làmp yi maas wax foofu itam bëri na ay làmp yoo xam ne dañu toj naka jekk nag maa ko daan jënd waaye nag daaw ñoo ma ci dimbale woon ak daaw jéeg marché mi moo ko jëndoon ci poosam ndax ban demee ba maire yi programme te loolu bokku ci te moom mu bokk ci kër gi bàyyam dëkk foofu muy taalibe bàyyam it foofa gannaaw njureel gi mu ne kooku moom bu nekkuloon gàmmu it lu bokk tay ba man maas maa koy defar loolu it ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm kon maa ngi lay fàttali dëkk boobu di tay ba nga xam ne dëkku Alxaaji Ousmane la yoon ba ñu ngi koy fàttali di fàttali itam làmp ya fa nekk yàlla na yàlla dolli sutura ngeen baal ñu àq maa ngi nuyu nag kilifa yu jóge Dakar te amoon yéene yi fekk daje bi te xaw a naaje muy procureur Assane Dramé di sama lépp tabaarakallaahu ma nga ne toog mbokk ak yéen lépp tabaarakallaahu ñëwoon pour fekk si réunion bi rek moo ko indi mi ngi ànd ak Mandiaye Kattey ak koo xam ne kilifa la lu ma wax li mu doon waaye bëggoon na koo fekk si moom it mi ngi ci biir jotaay bi muy Muxtaar Dia ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci turu préfet asalaamaaleykum wa rahmatullah taani rajim bisimilahi rahmaani rahim préfet ñoo ngi lay sant di gërëm comité d'organisation bi di gërëm chef de service yi fi nekk yëpp douane nag moom comme d'habitude rek li ma koy waxee dañ ko interpeller ci quelques points bi ci njëkk moom mooy faciliter le déplacement pèlerin yi ak yenn produits yi nga xam ne dañu dugg ci biir territoire bi li nga xam ne moom mooy wàllu douane dafa am ay structure dafa am ce qu'on appelle les directions régionaux direction régionale bu nord foofu la Linguère dépendre ci subdivision bu Louga li nga xam ne mooy biir département bi produits yi fi jaar amul problème ñun suñ côté danañ faciliter le déplacement des pèlerins waaye nag da ci am ñi nga xam ne dañu sant Sall ak ñi nga xam ne dañu sant Dia ñi gàmmu ak ñi raas dem bokkuñ am na produit yoo xam ne moom l'importation est interdite mooy yi nga xam ne ay médicaments la ak ay ginaar yooyu importation bi dañ koy aay bu nga xamee boo xoolee li nga xam ne moom moo des ci wàllu douane moom mooy ay Gambie yuy dépendre ci direction régionale nord su fekkente ne dañu soxla yenn produits yi pour ñu bëgg ko importer wala ñu faciliter déplacement pèlerin yi dañu bind autorité bi nga xam ne moom mooy le DOD direction des opérations douanières bi nga xam ne moom moo nekk Dakar su ko defee moom dana bind service yi nekk côté boobu pour ko defee ñoom ñu mën a faciliter déplacement pèlerin yi
bu dee nag ci direction régionale nord la bokk dañu bind le directeur régional su fekkente ne dafa am produit yu ñu bëgg a importer dañu bëgg suukar dañu bëgg diwlin dañu bëgg ceeb dañu bind quantité yi nga xam ne moom lañ soxla su ko defee moom dañ leen ko mën a autoriser su ko defee ñoom fu ñu jaar ci brigade yi dañ leen di faciliter le déplacement bi kenn du leen contrôler kenn du leen sonal loolu laa ci amoon lu may wax su fekkente ne am nañ yeneen question yu ñu posé préfet je reste à leur disposition. merci jërë ngeen merci sa organisation bi ak siñ bi ñoom ñoo ci gën a liggéey mais ñun ñi aussi dañ ko noté bu ñu demee ci CRD bi ñu mën ko fédéré foofu. mu mel ni def na le tour mais dama bëggoon ñëw nag ci yenn poñ yi maanaam AGEROUTE ak comme ñoom nekkuñ fi ak ralentisseurs yi ñu junj sànq ak aussi piste bi ñu wax Taïba Niangène je pense noonu la bu dëgg RN3 bi dem Taïba Niangène ak li nga xamante ne moom mooy arrosage piste bi ak Daara Louga ak aussi CSA ministre de l'intérieur aussi mint maanaam bâche yeeg tribune yi je pense yooyu aussi comme ni ñu ko daan defee xam naa noonu lay demaat rek mais yooyu yëpp dañ ko noté fii ci wàllu AGEROUTE bi ralentisseurs yi effectivement juñu nañ ko sànq mu nekk problème bi nga xam ne ci département bi man bi mu fi njëkk a ñëw loolu laa njëkk a constaté li jege Warxoox ñëw ba Ngiij ñëw ba feneen ci tali bi daal du RN3 bi pratiquement forum bu ñu ngi naan dañoo bëgg ralentisseur même daara bi sax je pense on en a discuté avec le GIE mais dafa nekkul lu yomb wax naa ko parce que xam nga fi corridor la RN3 la donc corridor la te corridor yi souvent autorités yi sawaruñ ci def ay doodaan naam sax dina am mais sawaruñ ci loolu moo tax xam naa ralentisseurs yi boo gisee mu yéex yooyu ci la bokk mais rassurez-vous donc bépp xëy bi nga xam ne mën nañ ko def pour li nga xam ne mën na wàññi accident yi peut-être doom nañ ko def mais mu fàttali rek ne ralentisseur mën na wàññi accident mais bon moom kese doyul mu ngeen seetloo diggante Touba ak Dakar amoon na ralentisseur yu bëree ba tax gars yi ñu ngi doon jooytu di da oto dawatul finalement sax dañu mujj wàññi ralentisseur yi bu ngeen seetloo mais nag am na njëriñ parce que bu fekkee def nañ ko ci normes yi mën na wàññi bu baax li nga xam ne moom mooy excès de vitesse yi surtout rawatina nag ci agglomération yi. ma fàttali rek loolu dinañ ko noté waa AGEROUTE ñoom seen cër la mais dinañ ko noté bu ñu demee CRD yi aussi fekk AGEROUTE teew ñoom itam ñu di seen xalaat. piste bi tudd nañ ko incha allah aussi dinañ ko mentionné piste RN3 Taïba Niangène bi dinañ ko mentionné mais xam naa peut-être arrosage bi bu fekkee mën na nekk incha allah dinañ ci wax ak waa AGEROUTE bu fekkee sax aussi am nañ au niveau local benn camion bu ñu mën a arroser piste bi yooyu aussi dinañ ko junj. wàllu Daara Louga bi je pense que dégg ngeen à la presse temps yi yëpp ñu marché bi incha allah 2020 dina tàmbale dugal nañ ko ci budget mi voilà servir la donc yooyu je pense que yooyu yëpp wax nañ ko te incha allah ñu ngi am yaakaar bu baax ne d'ici balaa yàgg daal balaa yàgg mën na am ne ñu commencé liggéey bi nga xam ne moom mooy Daara Warak apparemment c'est Daara Warak ñu concerné wàllu CSA bi waxoon naa ko Linguère bu ñuy def CDD Signe Bass man sax pour man Nguet ñoom am nañu dugg nañ ci planning bi pour man loolu la yaakaar parce que CSA le malheur c'est que boo duggul ci planning bi dafay jafe pour nga am dotation boo duggul ci seen planning bi dafay jafe bu leen duggul dafay jafe ngeen am dotation xeex bi kay mooy ginnaaw am nañu dimension gamu bi Nguet ak lu mu représenté ci département bi je pense jaadu na ñun ñi dañuy bind dañuy wax gouverneur day bind day wax mais du doy jaadu na aussi signe bi nga solaat sa dal dem gisante kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ko sànq ñooñu bu suñu lettre yi toppee mën na am aussi sa wax mën na am ñu dugal la ci répertoire boobu parce que tant que dugaloo dafay jafe loolu laa ci bëgg a yokk pour wax na rek foofu moom dañuy bind mais pratiquement bindi tànk topp ko pratiquement duñ la dugal mais bu ñu la xasee dugal nekk ci répertoire bi ci planning bi am ngeen forte chance chaque année dotation boobu ñu renouveler ko joxaat la loolu moo tax xeex bi mooy nañ ñu fexe ñu dugg
loolu laa bëggoon leeral ci côté boobu. li ci des yëpp je pense que def nañu le tour fii étape la rek parce que dinañ def CRD dinañ fi ñëwaat defaat réunion technique réunion d'évaluation mu mel ni mën nañ am yaakaar ne daal incha allah niñ ko tàmbalee nii bu ñu yàlla fi bàyyee may ñu kattan mun na am gamu bi aussi mu nekk parce que man bon daaw gamu naa fi mais dem ko fekke donc ren nag dem ko tàmbalee bëgg ko yégal nag mu gën a ala daw mi incha allah lu mooy sama yéene te incha allah dinañ ci liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullah. ne daaw rek la waaye année bu nekk daanan ko fi indi ne léeg-léeg ñu indi fi 10 tonnes léeg-léeg ñu indi fi 8 tonnes ne moom moo doon dem ak boppam ba toog ak ministre bi ne topp naa ko it ba laaj lu tax ñëwut ne ba ci gàmm Tiwaawan gërën la fa daan ñëwu fa ne toog naa gi nag kilifa gi ko yor ndax sama wóllëre la wax na ko tamit lu tax ñu wàññi ko ne wax na ko it li sababu ñëw fii daaw ne ci gouverneur du ci gouverneur ne booba ca lam ko wax ci li mu mën a nettali ne li mu munta nettali du ko wax waaye booba dafa dajanteeg élection yi dugg si kenn xamagut luy xew ba ñi leen doon jox ceeb nangu ñoo joxe ceeb bi ne loola bokk na ci lim ci mën a wax waaye ngeet moom ban ko dalee am léegi mu yàgg ne dugg nañ ci biir xanaa kay yow nga waxaat rek ne comme moom vote bi jàll na nag ba président toog na liggéey bi continué na ña tardé woon ngir loolu war naa mën a continuer nag la ko doon tardeel dañ na yàlla na ko ci yàlla jàppale dooleel ko ci ba yéene bi mu am ci réew mi te ngeen ànd koog moom yàlla na ko yàlla mottalil amin sëriñ bi ne kàddu yooyu daal la doon dolli ci li nga wax ne di la santit nag ci yéene boobu ne daaw dañ la fi affecté te fekk gàmm gi yegsi nga bokk ko ak Bamba ko ne ren nag moom yaa koy organiser ne yàlla na ci am ndam loo xam ni ñëpp daan wax ne daana neex daana rafet waaye daal ci loxol préfet ci la accès fii mu accès yàlla la ko ci yàlla defal amin yaa rabbal alamin ne ko jumin le commandant Lo ne moom it mi ngi koy soogaa fekke ne ñëw na fi ay yoon it gisu ko ne mi ngi koy sant ci loola di ko gërëmati wax dëgg ne lépp loo xam ne mën na koo jàpp rek ne sécurité bi ni mu baax rek nga def ko noonu ndax am na fi at yu bari ñoo xam ne dafa am ñuy jóge Ndar am ñu jóge Louga ñu boole kook li ci Linguère ndax yoonu Darmu ne Mor Njaay mi ngi koy ne foofu ñu bëree bëri oto yi foofu dañ leen di jaaxal ne sorti buy jóge kër Momar Sarr jëm si ngeet ne toujours ñun dañuy def intervention ci bunt bi si ñun ci tee rek ci wàllu police wala gendarmerie ne léeg-léeg dañuy toog ci gàmm gi rek ñu woo nañ daayira sàngam téye nañ leen kokki wala téye nañ leen nag buntu Louga ne loolu yi tamit nag ñu ngi la koy fàttali seebe ne nangu ci dimbale bu baax ne loolu rek la doon dolli ci kàddu yi préfet ne di ko ñaanal nag yàlla ne sa kii yin fi jël yëpp engagement yin fi jël yëpp yàlla na ko yàlla mottali amin ne kon kàddu gaa ngoog bismillah ana ali asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu kilifa yi toog ca jataay bi yëpp su ne kilifa yi nag ñëpp dugg nañ ci
waaye nuyoo li nga xam ne moom mooy ki yor réew mi préfet lañ koy jox mu yóbbaale ko nuyoo li nga xam ne moom mooy dëkk bi Baye Mass lañ koy jox muy secrétaire municipal waaye nuyoo fi nga xam ne fi lañ toog di addu muy ëttub kër maam Góor Saane wala ëttub kër maam Sàq imaam lañ koy jox nekk kilifa jataay bi mën naa ne tey toog fi toogaayab maam Góor Saane muy suñu bàyyi suñu sëriñ Cheikh Daado Ñang santaat yàlla nag di julliwaat ci yonent di ñaan lépp luñ fi sumb yàlla na ko suñ borom matal bala ñoo dugg rek ci li nga xam ne sax mooy suñuy wax ñu présenté ñi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi parce que ku ne xam ne ne njabootug maam Góor Saane fi nekk ak njabootug ngeet yépp ñin ci mën a tudd ñu tudd leen ñin ci mënta tudd ñu dugg ci biir parce que ku ne xam ne ne alxaaji Bamba moom moo toog nii ibnu alxaaji Bamba ñu tudde ko maamam alxaaji Bamba Góor Saane ko jur mu bokk ak alxaaji Usmaan ak suñu maam alxaaji Cheikh kee toogoon di wax parce que jataay bi am na ñoo xam ne ñu bees lan ci mu dimbale ma nee na alxaaji Mbay mii suñu bàyyi alxaaji umma lañ ko tudde nekk taaw alxaaji Usmaan foofu ñoo ngi fiy jéggalu am na solo xam-xam la di présenter ki nga xam ne moom mooy président comité d'organisation bi ñu koy wax suñu bàyyi Aliou Ñang nekk doom ci alxaaji Usmaan parce que am na ñoo xam ne ñi ngi doog di fekke jataay bi dees na leeral ñi fi toog ñan la kër gi rek ñoo fi toog ki muy ànd ak ci liggéey bi Souleymane Sow lañ koy wax moom it bokk ci kër gi ku ne xam ne alxaaji Cheikh moo toog nii moom it nekk taawab ki nga xam ne moom mooy xalifa bi ñu koy wax suñu bàyyi Serigne Cheikh Faty Niang di ñaani yàlla yàggal ko ci suñu kanam yen bit ak responsable suñu borom woyofal ko comme ne mbaxana woyofee ci boppam doomu aadama mën naa ne tey famille yëpp toog nañ parce que la ma waxoon bu ñu bëggee lim duñ fi jóg ku ne xam ne ki nga xam ne moom mooy suñu baay nekk suñu sëriñ nekk suñu kilifa muy alxaaji Ousmane Niang mii toog nga xam ne moom moo yor organisation gàmm gi képp koo xam ne am di jàmmam nga wala ngay wóllëreem wala ngay xaritam wala ngay mbokkam moo xam mbokk ak diine moo xam mbokk ak pas-pas moo xam mbokk ak dëkkandoo yaa ngi ci biir jataay bi mën naa cee tudd gu mel ne suñu baay Babou Diop ba ci ñoom baay Ablaye Bambaatu nuyoo kër Mamar Lo danaa ko jox baay ndongo mu yóbbaale ko parce que bu ñu waxee kër Mamar Lo rek nga xam ne moo àndoon ak Góor Saane ñëw fii tey mën naa ne jataay bi moo ci mag ci li jëm kër Mamar Lo daayire bi nga xam ne moom mooy daayire kër maam Góor Saane Niang ku ne xam na ne bu ñuy def CDD bi ki ñuy wax président bi muy Alaaji Makan Njaay Samba Jaari jur ko daana toog ci jataay bi tawat moo ko teree ñëw ci jataay bi ñu koy ñaanal suñ boroom may ko wér ba lépp luñ ci wootuwaat wala ñu koy addu mu fekke ko ki nga xam ne moom mooy suñu baay mooy Serigne Modou Khoudia mii toog daayira kër alxaaji Ousmane moom moo nekk ci bopp bi man mii doon addu nag daa munta ñàkk rek waaye kon duma présenté wu sax parce que fii doom lan fi taalibe lan fi mën naa ne lépp lan fi waaye daayira bi buñ ko waxee rek muy fédération bi la ca doon ay kàddu ñun ñii lañ ko wékk matewuñ ko xamewuñ ko waaye xam naa bu sëriñ bi bàyyiwut ñaan yi wala bu sëriñ yi bàyyiwut ñaan yi kilifa yi bàyyiwun tamit li nga xam ne moom mooy consigne yi daal amaana luñ ci bëgg danañ ko def sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax parce que bu fekkee buñ xawee dawal xel tuuti dan naan dañoo mel ne dañoo jëm ci ab mat nekk ci wàllum briefing lépp luñ ci yéene wala ñu yaakaar ko yàlla na ko suñ borom sottal gàmm gun mos a gàmm mu réussir yàlla na ci gi dàq gis naa léegi Cerno Fall mu tooge ne moom tamit mën naa ne toog fi toogaayab waa ngi séyéen xam naa ne bu ñu doon lim duñ fi matal waaye daal wax dëgg yàlla am fa tubaarkàlla macha allah fépp foo xam ne dañ fa doon jaar wala ñu koy wax muy rafet yàlla na yàlla def ñu jaar fa addu ca ñi doon jël seen alal ak seen temps di ko ci defit yàlla na ko suñ borom ful yokku leen ki nga xam ne moo nekkoon ci ñu nit jiitu ji muy Serigne Cheikh fa mu tëdd gënal ko fi mu jóge mag ñi nga xam ne ñoo ko fondé woon ñoom it lépp luñ ci am ci tuyaaba ak ngëneel yàlla na suñ borom sédd leen ci fan tëdd di ñaan li nga xam ne moom mooy réew mi jàmm di ko ñaan ci li nga xam ne moom mooy bokk gi ak dëkkandoo gi
mbokk mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Sëriñ Mor Ndiaye wala Baye Mor Ndiaye mii moom moo jógee Touba Bustaan nekkal fi Sëriñ Cheikh Mbacke bu Sëriñ Abdou Khadir te Sëriñ Cheikh moom bokk ci kër gi ci fànn yëpp moom mu teewal ko fi waaye teewal fi tam xalifa bi ndax foofa mooy fii looloo tax fu réunion amee rek mu indi ko xanaa imaam lañ présenté wut waaye nuyu nañ ko bi ñuy yëkkati. am mbégte bu baax ñëw fii ànd ak chef de service yi ñoom itam ñu wone pas-pas ak farlu mu nekk lu am solo li nga xam ne day buñ ko wéyalee mën na am ne buñ gàmmoo ba pare xel yëpp dina dal te képp ki nga xam ne ñëw nga ci gàmmu bi di nga fi ñëw ak jàmm ñibbi ci jàmm. loolu nag balaa muy mën a nekk il faut li nga xam te ne wax nañ ko fi tey mu nekk engagement ku nekk góorgóorlu ba engagement yooyu ñu respecté ko te aw ma njàqare ci yéen yaakaar naa ci yéen bu baax ci loolu. bu leen wéy aussi comité d'organisation bi ñoom itam ñu wone disponibilité liggéey ak chef de service yi parce que yéen itam aussi bu ngeen ci jàppul du sotti surtout ci wàllu sécurité bi. remercier bu baax aussi la mairie. bi nga xamante ne aussi wane na taxawaay bu muy taxawoo di ko yàgg taxaw te nar ko fas yéene taxawaat ci wàllu service d'hygiène ak éclairage public ak li demee noonu. di préparer li nga xam ne moom mooy gamo Nguet mu war a am donc samedi le 21 mars 2020. moom mbégte bu baax di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu la presse di leen joxaat rendez-vous rek xam naa ci jamono yi pour wéyaat li nga xam ne moom mooy liggéey bi sëñ bi maa ngi lay delloo kaddu. ne di jéggalu nag ñi fi waroon a jël kàddu ñëpp ndax monsieur le maire Ada Coumba waroon na fi jël kàddu Alhaaji Baba Diop waroon na fi jël kàddu ki boroom yëf yi nag di bay Haaji Ndongolo nga xam ne nag maama mag sunu maam ñoo àndoon ay baay mag suñuy baay ànd ne wax na ba pare ndax doomam moo doon wax nii di alilo te ci turamit la ko doon waxe ne donte ne xam na lu xale yi xamul te ne te suñ ko joxoon nit mu wax lu gën a rafet lu xale yi wax waaye moom lépp ne bay Alaaji Ablaye Bamba amoon na kàddu waaye seen kàddu mi ngi dugg rek ci biir kàddu Serigne Cheikh mu wuute ko ñaan yàlla leen yàlla fay préfet sëriñ bi ne mi ngi lay gërëmaat bu baax di gërëm nag mbooleem ñi nga ànd ak ne di doyloo nag tudd gi nga leen tudd ci turu xalifa bi di leen ñaanal li ngeen di yëngatu yàlla leen ci yàlla defal ndam amin kenn ku ne ci yéen yàlla na yokk ba yëg na yokku na ne jàpp na nag ne ak yaakaar ju wér na bokk na ci bés yi nga xam ne ki ko fondé woon gannaaw dogalab yàlla ba di suñu maam góor saana ñang radiyallahu taala anhu ànd kook maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ne muy téeméer ak fukk ak nangam ci ay at ne téeméer ak fukk ak juróom-ñett 118e édition ne yàlla nag tombale leen ci yéen ne mu bokkoon nag ci góor yàlla ya yi nga xam ne ku yëngatu ngir moom jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ak yokkute rek nga ci am wallahi yàlla leen ko yàlla defal amin ne kon balay Serigne Cheikh di ñaan rek ne Alaaji ñii fi nekk ci service dañoo war a dem waaye ñi ngi ñaan bala ñoo dem ñu ànd ak préfet dugg fu ci saal bële naan fa si ndox nag soog a yeweeku waaye donte nag benn bayit la ne ki tax ñi daje
di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu barkeeloo ko ci moom nag ngir darajaam jooja mu seddi leen ci ñun ñëpp ngeen ëmb ko yóbbaale kon allah ji jërëjëf bismillah ni antal amani anta ruhul qulubi nabiya imam jol makay anta nurul huyani antal amani sallallahu alaihi wasallam anta ruhul qulubi nabiya imam musawa anta nurul uyuni anta al-aman sallallahu alaihi wasallam anta ruhul qulubi nabiya imam jamakay anta nurul uyuni anta al-aman ayufatu bintu anta نبيا إمام دفلني جدا في سيرها فليس طولا صلى الله عليه وسلم هذه تيبة وهذا المقام المكاي أنت نار الأيام أنت الأمان صلى الله عليه وسلم أنت الغلاب نبي إمام سارم الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم وإمام بجلبه وأمام جرمك أنت نور العيون أنت الأمان أيفات بنت أنت القلوب نبي إمام كرداب الينن زاهد والقرام فيك قرام لا إله إلا زاهد والقرام فيك قرام كرداب الينن زاهد والقرام فيك قرام لا إله إلا الله زاهد والقرام فيك خرام ويكرسان نيان ديو تنا كويجي ام جنگنيل يا ويكرسان نيان ديو تنا كويجي ام جنگنيل ويكرسان نيان ديو تنا كويجي ام جنگنيل يا ويكرسان نيان ديو تنا كويجي ام جنگنيل ويكرسان نيان ديو تنا kuwiji am janganeel ya Cheikh Faty Niang sunu maam mooy xalifa maam Góor Saane Góor Saane Niang dewoote na kuwiji am janganeel way Mawdo woolu Góor Saane way guddi gu yonel gati waawa Góor Saane Niang dewoote na kuwiji am janganeel way Mawdo woolu Góor Saane way guddi gu gati waawan ndigal la ñëw mu jëfe ko barke ba dal na Góor sa Cheikh Faty Niang sunu maam mooy xalifa maam Góor Saane Góor Saane Niang dewoote na kuy ji am janganeel ya jëf Allah la ñii doon jox ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñi ngi gërëm nag sunu directeur de cabinet di Thierno Fall ne di seen mbokk waaye nag di suñu lépp di suñu xarit di suñu soppe di suñu mag ne démb la fi ñëw pour lii fi la yendu ne ko nag ab sëriñ nag xamul nu ñuy programmer waaye man danaa ànd ak ma Samba ñëw coordonné mbir mi ne kon ñu ngi ko ci gërëm bu baax Fall ne di leen fàttali ne Baba Camara mii toog di suñu rek dafa am jumaa ju ñu war a ubbi ca Camara muy àjjuma jii di ñëw ñu ngi koy yëgal ñëpp
di ci invité ñëpp le 31 bu delsee bët set di samedi mooy gàmm gi fii ci daara te baayam di ko taxaw waaye nag mu nekk ci loxoom ne ñi ngi koy yëgal autorité yi di ko yëgal kilifa yi yëpp ne donte sax nag foofa ci yang-yang la bokk waaye nag du tee ñu yëgal ko commandant loo bu baax ndax nag loo moom ñoo bokk lépp ne di yëg noonu daal bés boobu loolu la ne alhaaji Camara moo ne woon fii ñu di ko jàngal ne moom mooy taxaw wàllu julli ga ca ubbik jumaa ga yal na yàlla nangu lépp ne kon su ko defee Serigne Cheikh nga ñaan Serigne bi ne gan yi Serigne Habib yi nga xam ne ñoo ànd ak moom jóge Dakar ñi ngi leen di gërëm mooy Assane Dramé moom nekkoon na président Tivaouane ca président tribunal ca Tivaouane ne sama lépp ne ku mën a sonn nit ci gàmm gi la ne ñi ngi koy sant ci taxawaayam ne préfet it mi ngi leen di nuyu ne xanaa dafa ràññeewu tur yi rek waaye kon mu jox leen li ngeen moom ci jotaay bi te jox na leen ko it nag ne mi ngi leen di nuyu bu baax yow yaa ak Pape Hadji Muxtaar Jàbb bi nga ànd ak te muy kilifa gu mag nag ci ñoom sax nag faf ne mu ànd ak mbooloo mu ànd ak yëpp ñoom ma Njaay Kante tabaarakallahu ak ña ca des ñëpp ne ñu nekkal ñu nag ca Espagne moom it di taxawu bésu mel nii non moom it fekke si ne ko ànd ak soxnaam ne lañ bëgg lépp nag yàlla na yàlla defal leen min ne kon su ko defee rek xanaa sëriñ bi day ñaan ñu jox ko mu ñaan bisimilah ali du sànni benn kàddu ndax kàddu yi mat na ba pare lu mat ba pare jarutul njàmbaas ñaan rek lay def kenn ku ci nekk nga tàllal loxo yéene ci sa aajo ñaan yàlla mi nga xam ne moom daal mooy faj aajo yépp yal na yàlla faj aajo yi ci barkeb yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk ci ñun nga def astaghfirullah ñetti yoon faatiya des salaatul faatiya fàlla xeeg naasi aayatul kursi lixlaas ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm lu waay di tar rek ak lu mën a doon da nga am jàmm kon yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla mi nga xam ne moom moo mën a nangu ñaan yàlla na yàlla nangu ñaan jataay bi yàlla na ko yàlla def yiw ci barke bi yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu ñaan nag yàlla dong moo ko jago moo xam daal ki nga xam ne moom lay nangul ci sellaay ga ak mbaaxam yàlla nañu ci yéege ñun ñëpp ban nangul ñu ñun ñëpp yàlla mën na ko sañ na ko am na kàttanal def ko yàlla na ko yàlla def ci barke bi yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu nangu ñaan آمين نقول لنا ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك اللهم أمن علينا بشفاء المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة بيننا وبينك وعمدنا على سنة والجماعة وصدق توكل عليك وحسن ظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مهرونا بالعفو بدارنا يا رب العالمين اللهم لا تترك دينا إلا قضيتها
ولا حاجة إلا قضيتها ولا هما إلا فرجتها ولا ذنبا إلا غفرتها ولا مريضا إلا شفيتها يا رب العالمين ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yàlla